mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale du prestige xibaar yi ci bésub alxames gi yemook fanweeri fan ci weeru décembre ci atum 2021 la ca gën a fës nekk rek màggal bi nga xam ne association bi ñuy wax wër-wër les familles ñu ngi màggal seen ñeenti at ba tax na nag ñu nga doon jëmmal la ñuy wax journée de consultation médicale gratuite ay talibé ñu daal di leen dugal néegub góor des ca dellu ci biir xibaar yi démb nag ci alarba bi ci SD amaloon na nag ab CRD ba nag dañ ko jëmmal rek ngir def lancement projet de développement de la chaîne des valeurs maanaam ana nan dañuy fexe daal ba jëmmal la nga xam ne moom mooy mbéyum ceeb ci biir réew mi di Sénégal gouverneur de la région moo daal di teewe woon ndaje moom bi waaye nag ñu jàpp ne nag ab bés dong moo des atum 2021 daal di wane gannaaw 2022 daal di taxawee ne di jege si anaw lan la waa Thiès di préparer at bi di ñëw suñu reporter yi demoon ca béréb bu ñuy jaayee ginaar ak ni ni mel dinañ ci indi leeral ci biir xibaar yi teel bitim réew ak wàllu tàggat yaram moo fas yéene ndarkeppe xabaar yi ci seen télévision régionale du prestige mbokk yi ñu rafetlu seen kóolute su ne saa ñu daal di xuus. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëgoon jëf yéen ñi nga xam ne ñuy seytaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV waaye it am nañu taamu suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu prestige dooree xibaar yi ak la nga xam ne moo yitteel mbas mi di coronavirus feebar boobee nag bi mu ñëwee Sénégal yàgg na lool waaye nag gis nañ ne bés yi feebar bi mu ngi wéy di am tànkub kanam ci réew mi tey nag Sénégal yéenu lu tolloo ko téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak ñett ci ay cas loolee de la docteur El Hadj Mamadou Ndiaye xamle moom mooy directeur de la prévention nekk ca ministère de la santé et de l'action sociale ñu teewlu. ministère de la santé et de l'action sociale. jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñetti malade yi ñu jot maanaam test yi ñu def téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu seen lim nii la tëddee am nañ ci kenn ki nga xam ne moo contact la maanaam dafa jot ci mbas mi fekk dafa jaxasoo woon ak ki yore doomu jàngoro ji. am nañ ci ñaar ñu jóge bitim réew maanaam importé te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci tamit téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll communautaire yooyu seen lim ni la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu tëddee nii ci maanaam ci département de Dakar lañ leen fekk département de Pikine ci Guédiawaye ci Rufisque ak Kër Massar ci yeneen région yi nemmeeku nañ foofu fukki malade ak juróom-ñett ñu ngi ci département de Thiès bu Kaolack ñu ngi ci région de Thiès pardon ci Kaolack ak Ziguinchor ci bilan bi tamit ñu xamal leen naka tey juróom-benn fukki malade ñi nga xam ne ñenn ñi dañoo entré woon ñenn ñi dañ leen topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee. ñeent malade ñoo nekk réanimation amul kenn ku génn àdduna ba su démb alarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan. mbokk yi nag des ba léegi ci wàllub wérgu yaram wax naa ko ci boppub xibaar yi association bi ñuy wax wër-wër les familles seen yitte de mooy fexe daal ba askan bi am jàmm ca la nga xam ne moo njitteel seen wàllub nekkiin rawatina nag wàllub wérgu yaram association boobee nag bu mu juddoo ba léegi daal suñu xayma ren ji mu ngi am ñeenti at ba tax na nag ñoom ngir màggal seen ñeenti at yooyee ñu nga doon jëmal rek ay journée de consultation médicale daal di ca toftal nag dugal ay xale yu ay taalibe dugal leen néegub góor ana lan moo tax ñu jëf ni mel ki nga xam ne nag mooy soxna Debbo Ba bokk ci association wër-wër les familles moo ci delluwaat ñu teewlu ko ci micro soxna Cécile Sène ak Papa Sow. wër-wër les familles ñi ngi ko organisé depuis 4 ans bi mooy suñu 4e anniversaire depuis boobu nag ñoo ngi def ay activités yoo nga xamante ni si ñu ngi def consultation gratuite def ay circoncision gratuite
def ay dépistage du col et du sein def aussi ay don de sang li gën a am solo wér-wér la nag nekk loo nga xamante ni si lépp social la amul kenn ku ñuy laaj xaalis xanaa tey kii am fukki dërëmam def ci kii am téeméeram def ci ku ci nekk lépp social la dañuy def suñuy cotisation bopp chaque mois di ut suñuy partenaire lépp di ko jox pour population bi waaw semaine bi ñu ngi commencé taset démb def nañu dépistage gratuit def fa consultation gratuite ci kër Serigne Djili Mbacké ñu koy gërëm dépistage diabète seet nañu def nañ consultation gratuite yëpp di gërëm Serigne bi parce que recevoir nañu bu baax teral nañu defal nañu lu nekk defal nañu ay ñaan aussi ñu koy sant bu baax tey ñu nekk route de Dakar 2 ci kiiwu Mame Yacine parce que moom moo fi dëkk Mame Yacine moo dëkk fii moom elle est sage-femme mu ñëw fii organiser ko ci koñam comme ça ñun ñëpp ñu mën cee ñëw jàppale borom daara yi ndax am na xale yu bëri yoo nga xamante ni dinañ dem ba ay 7 ans 8 ans te duñu jong duñu xaraf parce que peut-être seen parents yi amuñu moyen tey nag bi ñu gisee li ñoom ñëpp dañu kontaan parce que amuñu woon moyen pour circoncire seeni doom ñu ñëw defal leen ko gratuitement. dañ leen di jox garab am nañ ay sirop am nañ ay comprimés pour ñoom am nañ aussi pommade yoo nga xamante ne si dañ leen koy diwal aussi am na ñoo nga xam ne dañ leen di suivre jusqu'à guérison ñi leen circoncire dañuy ñëw di leen suivre jusqu'à guérison. mbokk yi nag wax naa ko ci boppub xibaar yi atum 2021 mu ngay wone gannaaw 2022 taxawee ne di xaar bee daal di jàll mu daal di jege si ba tax na nag jamono yi ñu ngi ci waajtaayub Saint-Sylvestre boobee ba tax na nag ñi nga xam ne ñooy waa Thiès ana nan la ñuy waajalee la nga xam ne moom mooy fin d'année bi ak nan lañ kon fas yéene teeroo suñu reporter yi di Mame Biram Cissé Gueye ak Cheikh Fall demoon ci bërëb ay yenn ci ay bërëb fii ci Thiès. Reportage. xumbute yi jëm ci fête 31 décembre bi ñu ngi koy yëg ci biir marché central bu Thiès Moussa di ab jaaykatu yére mu ngi ñu expliquer xale yi ni ñuy préparer fête bile. bon ambiance bi ça va tant que ñu ngi am jàmm rek mooy lépp la santé avant tout waaw mais ren moom affaire yi moom doxul comme par rapport à daaw quoi. bon li ko waral dëkk bi amul xaalis. waaw dëkk bi amul xaalis xam nga waaw daanaka ñun suñu milieu bi daanaka ay risque la quoi foog a jaay xam nga bal yi da ngay jël ay 100 000 150 000 ci benn bal xamoo bal bi dina rafet am déet mais loolu yëpp ci risque la bi quoi. waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw ku nekk ak lu mu yor rek loolu lay ñëw wuti jënd. waaw rafet mais toujours du ñàkk ci Moussa Ndanane rek yéen a ma gën a xam bagage yi rafet am na. waaw day lay ñëw rek incha allah. kii di Ahmed moom itam di ab jaaykatu yére mu ngi wax ci njëg yu yomb yi te di wax ne lépp lu ñu soxla rek am na fii. waaw fin d'année bi ñu ngi koy préparé bu baax a baax waaw fii ci marché central quoi place bi vraiment lépp a ngi fii waaw am nañ ay robu am nañ ay body bon am nañ ay tuway boyfriend lépp a ngi fii daal képp ku bëgg a sañse boo ñëwee fii xam nga da nga fekk lu baax waaw njëg yi abordable na. te aussi tamit xam nga yomb na te aussi baax na li ñuy jaayit aussi qualité la. waaw fii bon am na ay robu choix am na ay bon 3/4 am na robu yu gudd quoi vraiment am nañ qualité bu ne am nañ ko fii ci biir waaw façon qualité bu ne mi ngi ci biir. li ma leen dénk mooy fu waaye mën a nekk na nga gaaw daw ñëw parce que boo ñëwee bon da nga fekk li méngoo sa waaw li nga bëgg quoi ok. di ñaanal ñëpp atu jàmm. mbokk yi nag des ba léegi ca la nga xam ne moo yitteel waajtaayub feet boobee ña nga xam ne nag ñoom ñooy jaaykatu ginaar yi suñu sampee laaj ñu wax leen ndax mbir yaa ngay dox ump leen ne nag dinañ naan kay mbir yaa ngiy dox ba ñu ngi ciy gis suñu bopp jamono yi nag ñu ngay njaay ma nag dox na lool soxna Aysatu Sow ak Moussa Mbaye demoon ca bërëb ya nga xam ne foofu la ñuy jaayee ginaar ñu taataan lañ fa jot a jëlee. jaaykatu ginaar yu nekk ca marché central bu Thiès bëri nañu liggéey lool fekk ni rek ay waxtu moo des ñu daal di amal feetu nouvel an bi ñoom ñi leen nag ñuy gis seen bopp bu baax ci liggéey bi bu dee ni sax nemmeeku nañu ab yokkute ci njëgu aliment bi waaye itam njëgu poussin yi Keba Camara ay jaaykatu ginaar la fële ca rond-point Jaxaaw. ñu ngi sant yàlla moom waaw mu ngi dox quoi mën naa la wax ne mu ngi doxul parce que lu ñuy ramasser ginaar fu mu toll nii moo cher quoi. par rapport ak bu njëkk ba moo tax léegi client bu ñëwee fii foog nga naxante ak ñoom bu nekkee ginaar bi 3000 lay jar yaay ko 3000
am na yoon 3500 am na 2500 exactement xam nga aliment bi moo yokk aliment bi da daan jar 14500 mais fu mu toll nii mu ngi jar 16500 poussin bu njëkk ba ay 490 lay jar mais fu mu toll mu ngi jar 550 looloo tax. ay yile feet nag du ñoom kese ñoo siy gis seen bopp ñi nga xam ne dañuy sukki ginaar yi itam ñi ngi gis seen bopp bu baax ci liggéey bi bu ñu sukkandikoo ci Madiang Sow di sukkikatu ginaar foofu ca marché ba. waaw mi ngi dox ñu ngi sant yàlla parce que ni ñu koy indee vraiment mi ngi dox parce que léegi-léegi ñun benn nombre boo xamante ne ci la ñuy déplimer ci la ñuy suturloo ak yooyu chaque jour que jofee ñu ngi ramasser di ñuy defar. ñu ngi sant yàlla daal. moom mi le nag dafa ñëw jënd si ginaar ngir bégal njabootam Doudou Wagué jàpp ne ni prix yi jaar na yoon. waaw dama ñëw pour wut fii ay ginaar pour préparer fête bi ak sama njaboot loolu moom fi indi woo tey bon prix yi c'est abordable bon parce que booy xool qualité boo bëgg am na ginaar 3000 3500 2500 ça dépend Sénégal nag moo toll foo xam ne lu yomb mënatul am parce que fii ni ñuy dund la. loolu la quoi. bu ñu sukkandikoo ci ñoom jaaykat yi ñu taseel salte waaye itam xat-xatu marché bi mu ngi leen di jural ay jafe-jafe yu bari ci seen liggéey. mbokk yi nag ñu àddu ca la nga xam ne moo yitteel askan bi wax nag ci ab CRD bu amoon démb fii ci Thiès ci njiitulub gouverneur de la région CRD bu nag lu ko taxoon ñu daal di ko jëmmal rek ñuy xool ana yan pexe la ñuy def daal ba la nga xam ne mooy mbéyum ceeb ñu daal di ko jox gëdd ci région bu Thiès Fatick ak Kaolack loolee nag moo tax daal ñu jëmmal la nga xam ne moom mooy CRD boobee ba tax na nag ki nga xam ne mooy soxna Aïssatou Diouf moom nag day yëngatu ca la jëm ci wàllub production wàllub ceeb nekk ca commune bu Fadia ci région bu ci département bu Mbour moom de rafetlu na ndaje bi lool ñu teewlu ko ci micro soxna Aïssatou Sow ak Moussa Mbaye. yaakaar ci lu bari lañ ci yaakaar ndax projet bi buñ ko déggee dañ cee kontaan ndax projet bi bu ñëwee mën nañu defal ñu am bassin bu ndox amee xayrun bu ndox amul bassin bi fu fekkente ne am na ndox nun ndox mi mën a toll rek dinañu mën a jàppale lu ñu béy ñu mën koo góob waaw kon projet bi dañ cee kontaan daal wax dëgg yàlla kontaan nañ ci surtout nag fi ñu gën a kontaane mooy xale yu góor yi nga xamante ne dañu nekk ci dëkk bi amuñu fa dara lu ñu yëngatu bu fekkente ne am nañ foofu ñaari bassin ba ñetti bassin yaakaar naa xale yi kenn dootul jéegaanu dem fenn ndax mën nañ faa béy lépp mën nañ faa béy ceeb mën nañ faa béy lépp lu ndugg bu ne mën na faa jóge ndugg yi xam nga bu fekkente ne am nañ ndox ndugg yi dañuy béy ci nawet bi ceeb bi ba pare bu ñu génnee xale yu góor yi dugg def seen ndugg seen maraîchage yooyu waaw ñu béy ceeb bi kon ci nawet bi la. ceeb bi ci nawet ba la ñu ceeb rek nawet rek la ñu béy. des nag mbokk yi ca CRD boobee kilifa yi nag yi nga xam ne ay chef de service la ñu nekk ci région bu Thiès teewoon nañu nag ci ndaje boobee jàpp ne nag nguurub Sénégal la ko tax a jóg daal fexeel ba jëmmal la nga xam ne mooy autosuffisance maanaam ñu béy ceeb ba mu bari lool loolu nag mooy seen wareef ba tax na nag région centre yi di Thiès wax naa ko njëlbeen ak Kaolack ak Fatick dinañ def seen kéemtalaay kattan ba jëmmal loole ca la nga xam ne mooy gox yooyee ngir daal la nguurub Sénégal bëgg mu daal di ko am. ka wax ni mail mooy Mansour Diouf ñu teewlu ko ci micro soxna Aïssatou Sow ak Moussa Mbaye. projet bi nag li ko tax a jóg mooy jéem a xool nan la ñuy fexe ba mbayum ceeb gën a law ci Sénégal parce que ceeb bu ñu ko waxee dafa nekk mbay mu am solo ci dundu Sénégal mais aussi ci économie réew mi parce que bu ñu xoolee li nga xam ne moom la ñuy jéggaani di ko jënd ci ceeb bu ñu ko xaymaa ci ay koppar yu takku la. te loolu yëpp waroon naa war a mën a xaj ci suñu koom-koom loolu moo tax ñu ne nañ jéem a fexe ba mbayum ceeb moomu ñu lawal ko yokk ko ba autosuffisance en riz bi ñuy wax ñun ñu mën see egg fi ñu ko bëgg a teg mooy nañu jéem a xool ba jéem a liggéey ak kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk moo xam ISRA la moo xam direction régionale agriculture moo xam IMP yi la ak ñëpp ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu mbay particulièrement ci wàllu li ñu lëkkaloo ak ñoom ba xam ne baykat yi nañu mën a am semence de qualité ba baykat yi aussi nañu am suuf si nga xam ne fi la ñuy bay ceeb bi ñu mën koo dooleel équipement yi aussi ñu jëm leen see jàppale bu baax ba bañ a fàtte aussi que
aménagement yi nga xam ne moom la ñu war a mën a def pour mën a téye ndox mi parce que bu ñu xoolee at yi yëpp dañuy noter li ñu tuddee ci changement climatique que ne jaww gi dafa soppeeku da ngay xool nawet yi parfois day gàtt parfois taw yi day néew am na aménagement yoo xam ne bu ñu ko defee bu tawee lu mu néew baykat bi dina mën a góob am na si zone yi bu ñu mën naa si wax zone yu bari fi mu toll nii Sénégal not nañ ni xorom si ma ngi fay avancé di lekk suuf si nañu mën jéem a xool nu ñu mën a def ay aménagement yoo xam ne na mën a tëye xorom soosu ba nga xamante ni ni muy avancé na wàññeeku bu baax a baax te loolu bu ñu ko defee nañ mën a ñoŋal suuf yi nga xamante ni moom la ñuy béyee. mbokk yi nag addu ca xibaar yi nga xam ne ñoo yitteel biir réew mi di Sénégal démb son excellence le président de la République Macky Sall mu nga doon ngénte rek ab roplaan A220-300 mu nekk nag Boeing ba nga xam ne Air Sénégal moo ko moom avion ba nag ñu ngi ko tuddee Niokolo Ba la waral ni mel ba njiitum réew mi tuddee ko Niokolo Ba leeral ak soxna Fatou Karagui. Démarrons l'actualité nationale par le Conseil des ministres qui a adopté hier le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Les grands principes de ce projet ont été déclinés le 21 décembre à l'occasion d'un conseil présidentiel. Le projet stipule l'interdiction de toute section anticipée des ressources d'hydrocarbures et ou toute sûreté anticipée sur ces ressources. La budgétisation intégrale des recettes fiscales et non fiscales tirées de l'exploitation des hydrocarbures. Et puis le chef de l'État Macky Sall a annoncé lundi à Dakar le lancement de la première promotion d'élèves pilotes et élèves techniciens en maintenance aéronautique de l'école de formation de la compagnie aérienne Air Sénégal SA. Cette première promotion est composée de 20 élèves pilotes et 30 élèves techniciens en maintenance aéronautique. Vous êtes entrés à cette école par votre seul mérite à travers un concours très sélectif qui a réuni 5000 candidats, a-t-il lancé aux élèves composés de jeunes filles et de garçons. Et enfin, la compagnie aérienne Air Sénégal SA a réceptionné hier à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar son premier Airbus A220-300. Son nom a été donné par le chef de l'État Macky Sall qui veut rendre hommage au Sénégal oriental, une région riche de son patrimoine culturel est devenu au fil du temps un pôle touristique incontournable selon un document remis à la presse. C'était tout pour l'actualité que nous vous mbokk yi nag bakk boobee di jëmmal wàllub bitim réew seen télévision régionale di prestige di ca béy wàllu am solo bés bu yàlla sàkk ana lan lañu jota taataan ci bésub alxames bi ñu teewlu. bari bitim réew yi ci seen télévision régionale di prestige ñu daal di ko tàmbalee nag ca réew Mali ginnaaw bu ñu doon amal rek assise nationale yoolu tëjub assise yooyee ak refondation nga xam ne mooy fichier électoral ba dinañ ko daal di jébbal wala wane nañ ko rek ci alxames bi yemoo ko fanweeri fan ci weerub décembre ginnaaw bu ñu amalee lu tollook benn weer ca mboolem seen gox ya nekk ca Mali ngir amal la nga xam ne mooy assise yooyee ñu jàpp ne nag ñëpp ña nga xam ne daal bokk na ci réew ma daal boole woon nañ leen ngir ñu daal di bokk ca mbir moomu waaye nag ñoom kilifa yi xamle nañ ne tolloog 70,000 personnes daal dinañu leen saytu daal xool leen ci semaine yi weesu ñu jàpp ne nag ay parti politique yu bëri nekk ca Mali rawatina sax ña ca gën a fës ñoom nag bañoon nañu bokk ci assise yooyee waaye nag am na groupe armé yoo xam ne nag bokkoon ca signataire bu paix bu 2015 ñoom ñit daal dina dumuyu assise yooyee des nag ba léegi ca réew Mali ab humanitaire bu dëkk réewum Niger moom de daal dinañ ko enlever maanaam daal dañ ko kidnappé yóbbu dañ ko defee nag ca bëcc ganaarub réewum Mali xew-xew boobu mu ngi am ci guddub talaata ñaar fan ak juróom-ñett jàpp àllarba ñaar fan ak juróom-ñeent ci weerub décembre kookee nag di doomu Niger moom nag mu ngi doon liggéeyee ci ONG bu réewum France moom te ñu koy tuddee première urgence internationale jàpp nañ ko nag
ca gox bu ñuy wax Songo waaye nag ba léegi daal ña nga xam ne ñoom ñoo ko jàpp daal donte ne yor nañu ay nganaay xamuñu ci fan la ñu bokk fàttali nag kookee sax yàgg na lool ci réew Mali ñu jàpp ne nag jamono yi ñu ngi koy wër ñi ngir daal di ko gis. jeexali xibaar bitim réew yi ak foofee ca Soudan gox ba ñuy wax Darfour jàpp nañ ne nag la jëm nag ci wàllub fitna jógaat na fa ci bés yi weesu wala ci si atalaata bi yemoon ak ñaar fan ak juróom ñetti ci weeru décembre ay nit ñoo xam ne daal dañoo yore ab ngànnaay daal di song ab bërëb ba nga xam ne dañ fay denc ab dund te programme alimentaire mondial daal di ko moom loolee nag jong boobee mu ngi amee ca dëkk bu ñuy wax El Fasher nekk capitale bu Darfour Nord lu tolloog ay téeméeri junni ci ay tool ya nga xam ne nag daal dinañ ko caxate ak boobee nag dafa doon rek boobee sax dañ koo jëmale woon ci programme alimentaire mondial boobee nga xam ne lañu denc dund ya daal lim ba takku na lool te dund boobee nag kenn moomu ko lu dul askan ba dëkk ca dëkk boobee Darfour te néew doole lool. bakku boobee mbokk yi di jëmmal wala di firndeel rek la ñuy wax tàggat yaram seen télévision régionale yi te bàyyee ko xel lool la gën a fës ca xibaar yi teel tàggat yaram mooy gayndeb Sénégal démb nag ñu nga doon def ñaareelu entraînement fii ci stade Lat Dior bu Thiès la ko waral mooy wàccaayu Coupe d'Afrique bi nga xam ne mu ngi fas yéene am ca réewum Cameroun ci juróom-ñeenti fan ci weerub janvier jàpp juróom-benni fan ci weerub février la gën a fës yitteel wàllub tàggat yaram Ndey Kumba Fall. ñu tombali xibaar yi ñeel tàggat yaram ak ñaareelu entraînement ba nga xamante ni gaynde yi amal nañ ko àllarba ca stade Lat Dior bu Thiès bile entraînement nag ña ngi ko doon amal teewaayu kii di sélectionneur national bi di Aliou Cissé fukk ak juróom benn joueur nag ñoom lañu woowoon ngir ñu daal di ñëw fekkee bile entraînement waaye nag teewee nan ko comme nan ko daan defee situation bi leen nag bëggoon nanu mu gën a gaaw ndaxte ñi ngi xaar ña nga xamante ni seen club da leen daal dee téye maanaam Sadio Mané ak ña ca des ñu toftaleek match ya nga xamante ni si lu jëm ci wàllum ñaar fukkeelu journée wu Premier League bi la Chelsea nag daf see daal dee témboo ak kii di Brighton ndax ku nekk benn bal la daal dee am ginnaaw ba Danny Welbeck daal dee égaliser si simili ya nga xamante ni dañ leen ko dolli loon Edouard Mendy nag ma nga toogoon sa cage ya bii nag fan ka amee baax na loolu ndax ñii di Ségul yi dañu daal dee woon dominer ñii di londonien yi ndaxte ñoom dañu amoon ñaari joueurs ya nga xamante ni dañ leen ñàkkoon ndax seeni ay gaañu ñu jeexaleeg lamb ginnaaw ba Tapha Tine daal dee daane kii di Boy Niang 2 digganteem ak Balla Gaye 2 daal nit yépp a ngi koy coow ni war naa am ñi ngi leen di xamal ni ñi nga xamante ni ñoo ànd ak kii di mbëru Pikine bi di Boy Niang 2 ñi nga am yaakaar loolu ni mën naa dajee kii di Balla Gaye 2 waaye nag Balla Gaye 2 daal dina si sànni ay kàddu nee na nag ba ñu maa bëree kii di Boy Niang 2 waaye nag dama am ay kilifa kàddu yi nga xamante ni moom la Balla Gaye 2 daal dee yëkkati nag day firndeel daal dee dëggal rek kàddu ya Aziz Ndiaye waxoon ndax neewoon na nag Boy Niang 2 mi yeggul fa nga xamante ni war na faa mën a dajeeg kii di Balla Gaye 2 lii nag moo nekkoon seen xibaar tàggat yaram. Ndey Kumba Fall jërëjëf ci wàllub tàggat yaram mbokk yi foofee nag la xibaar yi buree ci seen télévision régionale du Prestige mu nekkoon xibaar yi ci bésub alxames gi yemook fanweeri fan ci weeru décembre ci atum 2021 bés bu yàlla sàkk mbokk yi ngeen bari lool di ñu seytaan ca bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV waaye it am nañu tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige delluwaat gërëm leen sant leen bu baax a baax mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm